ay mbokki Sénégal dañ ne bu lamb sàjjee mbër ma war sa géew ma waaye bi yoon ki sàjji lamb ji mooy le numéro 1 Fallou Ndiaye borom Ndiaye production mbokk yi kii moo woote bisu le 31 octobre 31 octobre nag mbokk yi bés la ci biir bés yi ndax dañoo boole xale yi nga xamante ni ñoo gën a xarañ ci seen génération combat bu mag bi Ada Fass ak Tapha Mbeur mbokk yi ñu tuddee ko ki nga xam mooy jeu technique l'ancien lutteur ki nga xam moo bàyyi lamb ñëw ne day jàppale lamb fan lay xewee ñu ne stadium Iba Mar Diop xam ngeen Mor Kankang bu feccee mu neex bu bàkkoo mu neex bu bëree mu neex kuñ ko booleel boo yëmbal xale bi yëmbal bi moom it bu feccee mu neex bu bëree mu neex waaye yamu ci jël na Hercule de boole kook armée bu ngéwél laa ilaha illallah mbokk yi ndaw combat bu rëy yow mi bëgg a seetaan combat bi bu la ko kenn nettali dawal gaaw seen affiche.com mbokk yi nga jënd fa li nga xamante ne moom mooy sa code yi kër mbër ba ci biir géew bi dara du leen ci rëcc image yi dina leer te it lépp dana mucc ayib qualité bu am solo lañ leen di jox mbokk yi Fallou Ndiaye le numéro 1 moo dikk ak yéen ci bisu le 31 octobre di bëgg leen teg yéen di leen xamal ni lamb ji dina yëngu te bu yëngoo moom rek la bu dul moom dara du fi yëngu cey numéro 1 ñëw na de cey Fallou asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi aman mbégte contentement yéen ñuy suivre sur Kewel Info kon niñ koy defee rek à chaque fois miin ngeen ko suñuy écran tey nag jotaay lamb ñu déplacé wu ñëw seet si ki nga xamante ne moom mooy Quench mu war a bëri le 7 novembre ci digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy Double Moteur combat boobu nag ki ko tëgg muy Baba Diaw di Thiam production ñu koy ñaanal mooy bu baax a baax kon niñ ko waxee xale la mais marqué na empreinte am ba bokk ci lamb Quench nag ñëpp xam nañ ko ndax kenn du ko présenté kenn muy ci jàmbaaram ci am fulam ak faydaam tey moo ko egsi fii mu egsi naam sax combat bi mu jël ñu bari ñu ngi naan waru ko woon jël lan moo tax mu jël ko mais comme que li ci des bareetul dañ koy bàyyi mu waxtaan ñu xool préparation yi fan la toll mbër maa ngi lay nuyu. waaw maa lay fay di nuyu Sénégal yëpp di nuyu Bargny di nuyu fukki pencee ñaari di nuyu département de Rufisque bi yëpp. di nuyu Kër Ndiaye Lo bi ma jógee di nuyu Mam Fatou di nuyu Safiatou ak waa kër gi yëpp Moussa ñu koy ñaanal yàlla musal ko saytaane cat ak làmmañ te defal ko jàmm mu bokk si milliardaire Seydina Mohamed yi loolu laa koy ñaanal parce que xam naa ne coono bi muy daj si man yaakaarul si man dara comprends nga daf may jàppale rek te yàlla rek a tax comprends nga moom aw ma fayam si benn côté kon sañ naa ko ñaanal si lu ma yëg ak lu ma yëgul. waaw di wax tamit ñi nga xam ne ñoo ñuy ñaanal ci làmb ñu gën a yokkaat waaw di nuyu Bargny yëpp di ñaanal ñëpp di nuyu waa Tivaouane fi ma bokk di ñaanal suñu sëriñ sëñ Babacar Sy yàlla yokki leeram taf ñu si barkeem di nuyu Moustapha Sy bu sëñ Bay si Abdou di ko wax ne combat bi combat am la di ko nuyu bu baax di nuyu Viekan di nuyu Dabax Ndoy comprendre nga Tivaouane gi yëpp di nuyu ki nga xam ne mooy Abdou Aziz Dieng muy suma sëriñ di suma xarit di nuyu soxna di nuyu waa kër gi yëpp di nuyu Pape si suma raka suma xarit comprendre nga di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu waa Ndiassane di nuyu waa Yoff di nuyu waa Touba ku mel ni Fata tamit maa ngi koy nuyu comprendre nga di ko ñaanal di nuyu waa Ndiassane bu wér a wér ku mel ni caatum ki nga xam ne mooy Alaaji Mambu ñu koy ñaanal yàlla yokki leeram parce que dañ doon am combat dem si moom ndeysaan Abidine tamit maa ngi koy nuyu bu baax di ko wax combat bi sa combat la di nuyu waa Ndiassane gi yëpp waaw comprendre nga li gën a métti nag si àdduna mooy nga préparé combat buñ ne da ngay bëre mu yàqu li nga si defoon yëpp day si zéro lay doon te loolu dafa métti trop te làmb ji war nañ ko xoolaat bu dee si responsabilité mbër mi la yàqu ay sanction day dal ci kawam comprendre nga mais bu dee si responsabilité promoteur bi la yàqoo responsabilité état yëpp du mujj fen man daal affaire boobu war nañ ko xoolaat daal waaw waxuma ko ngir sama bopp mais dama ko wax pour sama mbokki mbër yëpp ñu xoolaat affaire bi bu fekkee mbër mi moo am lii jekki na bëriwul si coobarey boppam loi dal ci kawam bu fekkee état la lii làmb ji yaaxoo wala si promoteur bi comprendre nga yow du mujj fenn comprendre nga may lancé waat appel ñu xoolaat loolu parce que préparer combat jël sa ay moyens jël ay millions def ko sa làmb ji nii mu jeex si zéro nga commencé waat à zéro mujj gi da ngay jëlaat sa reliquat bi nga dese lépp pour préparer sa combat mais loolu métti na trop.
ba jàppale tamit yow combat bee ne li nga ci investir bari woon na ay millions nga ci investir. man déggoo li ma la sama combat ay millions lay lekk. mais bee passé ñu yàqoon la. barke Serigne Babacar sama combat ay millions laa ciy investir comprendre nga man déggoo li ma la mbër mu ndaw laa si bët mais du ma mbër mu ndaw si gannaaw comprendre nga tey fii ñoom Balla Gaye toll foofu laay ñaan yàlla romb xa ak ñoom Modou Lo génération boobu li ñu yor moom laa soxla comprendre nga mais tey bu fekkee sama ginnaaw dafa yaatu goo xam ne man samay añ rek presque mooy préparation mbëri li may toggaay añ rek presque mooy préparation mbëri te loolu yëpp si sama poche lay jógee day métti nga pare wàllu oto wàllu t-shirt yooyu yëpp yaa koy fereel sa bopp. dafa métti man benn yoon lañ ma mos a may billet mooy Mamadou Sy moo mos a may ay billet mais bu weesoo Mamadou Sy kenn mosuma may ay billet comprendre nga te yàlla du la suturaal nga kay mooy loolu. waaw ku yàlla suturaal moo fi nekk te man xam naa ne yàlla suturaal na bu baax a baax damay ñaan ba képp ku may wax soxla yaa nag fi fekk waaw parce que am na sama benn xarit ndeysaan 2011 la woon yaakaar naa mu ñëw fa na doomam dafa feebar ñu dem pharmacie ma jëndal ko ordonnance waa ji sax mu ngi tudd Babacar Diop mu ngi tëgg Tëngéej fan yii nii bi ñu gisee léegi matul weer bi ñu gisantee nii madul weer mu ne ma xam nga ma ne ko yow xaw ma la de mu ne ma yow de loolu bi nga koy def da nga ko def ay yéene mais ki nga ko defaloon moom lay jëndal daal lay mu ngi tudd Maam Jaara am na 11 ans si ren waaw comprendre nga te ndeysaan bi mu ñëwee daf fekk may préparé combat mu ñëw wax ma ordonnance am boobu tamit man wóoluwuma ko ñu dem ba pharmacie li mu waxoon sax ëpp na loolu ñu dem ordonnance bi toll si ay 25 000 et quelque ma jënd lépp. comprends nga ma ngay nuyu au passage mais bi ma wooyee na ma man la affaire bi daf ma touché ma ne ko yow de yaa ma gën a gore parce que yow xaw ma la si Adama Awa mu ne ma sa mbaax moo tax ma ñëw sañ a taxawaat kon dafa fekk may dox si nawet bi daal lay kollaxu ma ne léegi kon que daal lay kollaxu xaaral ma ñaw ko mu ñëw na waa ji ñëw daal lay ñaata la waa ji nag 1000 francs mu génne 2000 ndeysaan boobu mooy day cag-cag mu génne bi mu génnee li ne si poche dem léeg-léeg 4500 la mu bëgg a ma jël 2000 yi te 2500 man nga noonu man nu ma lekk sa xaalis mu insisté da nga war a lekk sama xaalis gis nga kii nga jëndaloon ordonnance bi boobu 1 an la amoon xaw ma 2 ans léegi am na 11 ans si ren moom laa yóbbul daal lay Maam Jaara la tudd ma ngay ñaanal yàlla def ko makku diine magul lislaam ba ñu koy muur di ko ñaanal mu sëyi comprendre nga loolu laa koy ñaanal mais adduna daal amul solo def lu baax moo am solo waaye action boobu tax na ma gën a ku ma mën a waxati soxla rek te ma man ka dinaa ko def te yàlla tax te man mu may jàppale nit xooluma fan nga bokk wala xooluma nan nga mel wala ñoo dëkk wala dëkkuñu comprendre nga te ñun saa kaa yooyu dañuy dal te doo si man dara saa da ngay woo sa nit dama am problème sàngam mu yónnee la xaalis nga faj soxla boobu mooy loolu métti na nag waaye nattu la yàlla mi la nattoo làmb amaana dinañ suturaal si leneen. Quench dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy sa palmarès Quench ñaata combat la def. man 14 combat laa def. man maa ngi am 12 victoire benn défaite benn masandine. waaw. benn défaite bi ma 10 000 problème waaw. dañuy dégg say kàddu nga ne sa palmarès doo ci boole Tafa Gueye numéro 2. non non. ñu bari nag am na koo xam te ne def na ma boo demee nga laaj ma li tax loolu ndax Tafa Gueye numéro 2 xanaa du combat te Quench ba mu koy jël préparé na ko. waaw préparé maa nga bu baax a baax boo gisee ma naan 12 combats laa am Tafa Gueye boole max man 15 combats laa am 13 victoire benn défaite benn mësandine comprendre nga boo gisee Tafa Gueye du ma ko si boole mooy tey bi ñuy bëre moom ndeysaan saa yu doon génne sama fan sa la woon man dama ko doon suivre lu bëree bëri. waaw yàlla dogal ñu boole ñu sama papa na ma fayal ba bu ko solo xolaal na nga ko jàpp ndànk daan ko ni Bombardier daane woon Moustapha Gueye moom laa bëgg nga daanee ko Tafa Gueye mii jàpp ko nga daan ko comprendre nga loolu la demee woon loolu moo tax duma ko boole sama palmarès waaw. beneen bi mooy maa ngi la ko doon laaj si groupe WhatsApp ëttu làmb ji ñu leen di nuyuwaat bu baax Quench fii mu toll nii waroon na ko mën a dépasser. ci côté ñi nga xamante ni ñoom la war a jël ci adversaire Quench moom moo choisir jël ki nga xamante ni moom mooy double moteur wala lam moo leen boole parce que ñu bari dañ ne ma war ni ba combat bi taxee ñu ne Quench waru ko woon jël lan moo tax nga jël ko. waaw parce que mooy li ma wax rek combat bi combat Covid la combat bi combat bañ a année balance parce que tey da ngay tàllal say loxo ay nit maa ngi si contrat moo tax du ma tudd benn mbër
mais man dama ne woon sax damay bàyyi bëre barki Mouhamed dama ne woon damay bàyyi bëre mais grand Moussa Gueye laa xamul nan laa koy def parce que tey da ngay nekk si làmb di sonn comprendre nga am 13 victoires man 10 ans ba tey yàlla avant bi ma daanoo 2011 ba tey jii yàlla mu may suturaal si làmb te bu dee mbooloo maa ngi indi macha allah bu dee ay victoire maa ngi am ay ndam yoo xam ne day dugg top 5 fu ne ku nekk si coow mais tey adversaire yi la war a jël duñ la jël day métti te pourtant que ñoom biñ tolloo si ñu may leen chance dañ leen mayoon chance man làmb dama si rafle ay mbokk man aw ma ndijaayu mbër aw ma papu mbër aw ma yaayu mbër aw ma baajanu mbër làmb dama si wéet te teg si làmb daf ma sori parce que ñun ñu ngi dëkkee côté Bargny comprends au niveau de département de Rufisque ñi ñu war a jàppale tamit mooy maire yi fi nekk ku mel ni Alba Ndoye ku mel ni Daouda Niang comprendre nga ku mel ni kii na la tuddoo maire yi Pikine ama fii na la tuddoo saati góor gi saw ay maire yoo xam ne tey ñu ngi si gox bi fii département de Rufisque ñu nañu porté département de Rufisque drapeau bi parce que buñ no Bargny département de Rufisque mu ngi si biir mais dañu war a génne jàpp si combat yi mais déggoo li ma la man benn maire Tëngéej mosuma jàppale bu dul Badara Mama Yacine yal na ko yàlla yërëm jéggal ko te bi may jàppale ancien maire la te suma père moo ma fa yóbbu père bu baax ma koy ñaanal li mu bëgg moo ko xam yàlla defal ko këram laa doon nekk chaque instant comprendre nga di ko ñaanal père Moussa Faye ñëpp xam nga si Tëngéej maa ngi koy ñaanal li mu bëgg moo ko xam ak njabootam yëpp yàlla defal ko jàmm moo ma yóbbu si Badara Mama Yacine mu defal ma teraanga comprendre nga te boobu du maire boobu ancien maire la mooy bi may bëree papi général digoon na ma sax yoonu États-Unis moom Badara Mama Yacine yàlla weddi ay mbiram comprendre nga mu ne ma boo daanee papi général dama lay yóbbu États-Unis comprendre nga yooyu yëpp jaar na fi mais tey partout dans le monde mooy dama koy waxaat di ko waxaat làmb dañ ci wéet te ñi ñu war a jàppale dafa des tey dañuy dem làmb nga gis sa ay morom ñu jàppale leen si condition yoo xam ne tey da nga naan waa man fa ban côté laa dëkkee comprendre nga loolu day am solo te tey Bargny man aw ma lu dul Bargny man porté ma suñ drapeau kër porté ma suñ drapeau koñ man dama porté drapeau Bargny porté drapeau Lébu yi porté drapeau département de Rufisque porté drapeau fukki penc yee ñaar yëpp kon ñoom dañ si war a jàpp bu baax combat yi day métti waaye man day làmb yàlla moo ma ko natoo comprendre nga amaana bi may dépassé làmb ñi ma si nekkaloon ñëpp ñoo ma ëppoon sens ñoo ma daaxoon a bëre mais bëgg rek la yàlla y fay ak coono comprendre nga tey loolu la ma yàlla fay si làmb ma jàpp ne nattu la te incha allahu rabi yàlla dina ma teggi coono yi yëpp man noonu laa ko jàppee comprendre nga mais jàppale bi dafa des torop dafa des. kon su ma juumul Double Moteur bañ a toog année blanche mais nekkul làmb sax boo xam te moo leen boole. waaw déggoo li ma la tey mooy li ñuy wax rek tey Double Moteur làmb boolew ñu dama koy waxaat encore une fois làmb boolew ñu du preuve du pourfait du dara xam nga lañ moo ñu boole bañaane balance a affaire Covid bi loolu moo ñu boole. fu nekk mu dëkk ma fa ma xam ne kii tamit bu ma ko jëlul nii damay sonal si sama carrière rek parce que bu boobaa fu ma tourné même lu ma daan fu ma tourné mu kaar ma teel ma kaa jël fere na ko fii continuer sama yoon loolu moo tax ma jël ko. mais est-ce que loolu dina yomb parce que Double Moteur wax nga ko dëkk na la fu nekk. maa ngi dégg sax nga ne Double Moteur moom sa fans la quoi. mais sama fans la loolu la yàlla dogal loolu dafa leer. mais da nga koo gis wala da ngaa Double sama fans la bilaay mon frère. da nga pour kaf wala. mon frère yow sama fans nga. te barki sëñ Babacar sama fan sa nga non loolu mooy dëgg parce que kii ngay bëree mu ñëw ba si yow na la gars yi yaa leen man doo seen morom mais moom gars yi moom mu ngi si biir de moom da si génnewoon boppam mais moom mu ngi si biir quoi gars yi yaa leen man boobu moom mu ngi si biir comprendre nga mais damay waxaat si wàllu jàppale bi Fadima lamb metti na lamb man sama doom bu taxawee ne day doon mbër dina jël sama bakken wala ma jël bosom jéegoo ma de tey làmb ñaanuma yàlla sax retraité si dama ñaan yàlla am si lu may am te teg si li mbëri def nii mën naa ko de dem tukki dem daw bàyyi fi làmb ji nii mën naa ko de mais tey dama xam am na ñoo xam ne tey si man yaakaaruñu lu dul roi des arènes si man tey bu ma dawoon dem làmb Laye Ndiaye lan lay waxati si làmb lan lay wax grand Moussa Gueye bu ma dawoon lu muy wax comprendre nga waa Bargny yaakaar ji ñu am si man ma daw dem toog di liggéey. mais yaakaar boobu ma ko tasee est-ce que sax na ma jig. su ma juumee yow da nga découragé si làmb mais ñu nekk sa ginnaaw ñoom
déggoo découragé wu ma si làmb de parce que làmb bu dee entraînement yi macha allah bu dee bëre bi macha allah comprendre nga mais boo gisee ma xaw a muy xaw a métti mooy côté jàppale ba côté jàppale bi barki Seydina Mohamed dafa métti man góor bi ma dëkkee góor bi moo suufee ko loolu moo tax mais nag maa ngi sant yàlla bu baax a baax parce que man làmb teral na ma bu baax parce que boo génnee sax ñu ne coin sa kaay ñu fataw loolu te fexe naa ba bokk si ñu ñuy tudd si làmb comprendre nga li ma la tey sama yàlla bu jëloon sama bakkan tey làmb saa yu ñu siy tudd mbër dinañ ma si tudd comprendre nga te biir bari ni marqué naa fa sama empreinte marqué boo xam ne tey yàlla suturaal na ma déggoo li ma la ba kenn mënul taxaw na coin sa nii wala coin sa naa parce que li ma warloo ak ñoom maa ngay def ku si am naxar maa ngi si yow ku si am bànneex maa ngi si yow comprendre nga taxamlu ma benn bés moo tax tey suma bés kenn du ko taxamlu kon maa leen di woowaat ci combat bii nii nga xam ne dafa ma soxal trop ma bëgg gars yi mobiliser wu surtout maa nag jigéen ñi combat bi jigéen ñi laa koy may waaw combat bi nii man jigéen ñi laa koy may waaw combat bi jigéen yu bari ñi laa bëgg ñu mobiliser wu te ñëw esat ma bëgg yaay booy yi ñu bàyyi jigéen ñi ñu dem esat waaw parce que sama combat góor ñi dinañ dem feesal esat bi del mais boo wàññee jigéen ñi matuñu sax juróom kon jigéen yu bari ñi yéen laay waxal combat bi dama bëgg ngeen saf si sap waaw waaw. combat bi du risque si yow Quench. non du risque si man xam nga lan mooy risque mooy li nga mënul mooy risque si yow li nga xam ne yow da nga siy dem dafa am lu ndongoloo wax nee na boo mënee dara boo mënul dara doo si am ay noon mais boo mënee dara foog nga am si ay noon comprendre nga man li may def nii déggoo li ma la wax nattu la si man mais macha allah mën naa ko li may def bu dee bëre bi macha allah bu dee entraînement yi macha allah bu dee kantan gi macha allah bu dee fit bi macha allah comprendre nga yooyu yëpp mu ngi fi kon xam nga lan moo des ma sant yàlla te di ko xaar si bés bi lu ma sedd ma jël. waaw te xam naa ne dina ma sedd ndam am naa si yekkim bu baax si barke sëñ Babacar. mais foo ko teg mais ki ngay bëre tamit du ci. xam nga fa laa ko teg fa laa ko teg bu dee ne yàlla coono rek lay fay man xam naa dinaa am ndam diguloo ma de bu dee ne seddal sama xolu waajur kese mooy tam moo may may ndam dinaa am ndam bu dee ne seddal sama xolu gox moo may may ndam wala ñiy sonn si man non dinaa am ndam. bu ñu ceeñ ci côté entraînement. waa déggoo li ma la wax boo nee Fatima déggoo li ma la wax de. dégg naa la mais xam nga tey. lan mooy coono. dama na bu dee ne yàlla coono lay fay loolu laa la njëkk a wax. comprendre koo gis mu jàppanee ko mass. combat bi man sama combat la. déggoo li ma la wax de. combat bi ma nga jëlee Laye Ndiaye sax dafa bañ. déggoo ma ne combat bi sama combat la man. combat bi lii tax ma jël ko bu jeexee dinaa ko wax. déggoo ma de. da am koo xam ne moo na ma jëlal combat bi te kooku ay waxam du laal suuf dégguloo ma de kooku ay waxam du laal suuf muy grand Moussa Gueye bu na ma woon yaawu jàll laa bëgg nga jël ko ma dem jëli ko barke sëñ Babacar. mais combat bañ ko njëkkee dox da ngaa bañoon. waaw biñ ko njëkkee dox waawoon naa bañ parce que boobu bëggoon naa adversaire yu gën a kawe ka double moteur mais adversaire yooyu bi ñu amee combat laa ne kon ko mënuma leen dabu te bu ñu daanee dañ may raw xaaral ma cappa kii rek da wax moom. comprendre loolu. dafa dugg Lansar bëre ak fëgg la. ñëwaat ci Quench te yow ci ki nga bëre Diène Kaïré nga bëre Diène Kaïré daan Modou Anta est-ce que yaa ngi xool comparé. waaw maa ngay xool man bëre ma instant yi nii double moteur laa amal lii moom moo daan fëgg la loolu man intéressé wu ma ko man xam lu ma intéressé mooy le jour ji dégguloo ma de le jour ji ma indi ñaar indi revanche yu fëgg la dégguloo ma de indi xale. moom na xam ne xale lay bëreel bëreewul a paare. waaw si ay xam nga nit di nga nax sa bopp di nga wax ba nax sa bopp mooy li muy wax maa nga mag boo xam ne moo la mag ëpp la doole daax la bëree ëpp la entraînement. yow loolu sax bàyyil ma si bañ a xuus. kan moo ko dàq bëre. double moteur coin saaka daax a bëre si lépp double moteur mosul dugg sax top 5 waaw man de gisuma ko wala bu fa duggee dañ ko bëgg a neexal noonu rek waaw. maa ko daax a bëre fuuf en tout cas daal moom na dëggal boppam te xam ne am na adversaire te xam ne am na combat mosul am combat bu mel nii waaw. mosul am combat bu mel nii. Double Moteur na waaj ay mbokkam maa ngi koy ñaanal moom maa ngi koy ñaanal
yàlla bu ko benn ndog-ndog jot maa ngi ñaanal suma boppa yàlla bu ma benn ndog-ndog jot yàlla may ñun jàmm bala set boobu ñu confirmer ko ba ku ne dugg si stade bi ku ne mobiliser Baba Diaw réussir bésam yàlla may ma ndam lu sedd guy ma xuus dem man xalaatuma sama dem de sama dem stade non xalaatuma lool bu may retourner bari ñi ñëpp génne ma mel ni président ñu aj ma si kaw oto bi. sa victoire te déggoo li ma laa de ma ne am bëgg nga déglu ma si xel ma ne man xalaatuma suma dem bu may dem làmb xalaatuma dem ba man bu ñu taxawee diggi géew ba xamala lay xalaat bu bari ñi génnee tëngee génne caara yi dëkku lébu yi génne ku ne di ma teeru digguloo ma de ma mel ni président ñu aj ma si kaw oto bi déggoo li ma laa de loolu moo gën a neex ay milliards loolu moo dax ay milliards loolu moo ma gënal 1000 milliards yuñ ma may dégguloo ma de parce que dama yëg ne man su ma dëkk tey bëggal naa leen comprendre nga tey bu ma deewoon sax sant yàlla. mbëri dafa mel ni yow instant bi da ngaa bëri combat ba toog sa kër gi. non bëriwu ma combat bi gis nga combat kenn mënu ko bëri te jeexagul. mais instant bi bëri nga combat bi. waaw déggoo li ma la wax de dama lay wax sama dëkk coono yi ñuy daj ci man di la wax lébu yi ni ñu mel ci man lébu yi dañu sax si man bu ma xam ne man dañ sax si man te man dama jàpp ne benn mbiru lébu moo am si adduna bi man la waaw man loolu laa jàpp de bëri na nag ay mbëri lébu mais man damaa jàpp ne benn mbiru lébu moo am man la waaw. tey supposons tey arbitre bu sifflé woon yow nga féete à gauche Double Moteur féete à droite yow est-ce que ñeme ngaa diriger combat. man mu féete à gauche mu féete à droite man yooyu yëpp ça n'a rien à voir man loolu aw ma si péréction na féete gauche na féete droite man loolu aw ma si péréction man damaa dem jàngi bëree dama am mbapat bay tas soor a dugg arène bokkuma si ñi nekk si ruxa nii rek cele champion dugg na fii génne ma dugg non dama am mbapat dama tayle suma live ngir làmb waaw tax jànguma ngir làmb dégguloo ma de bàyyi suma ay métier ngir làmb fu ne yóbbu nañ foofa làmb moo yaaxa suma lépp kon man bu ma làmb teralul rek du neex quoi. mais ñeme ngaa diriger Double Moteur. xanaa déggoo li ma la Double Moteur bu fekkee dama koy ragal a diriger wala may ñëw di am si moom xel ñaar kon lii sama kanam amul sens roi des arènes bon jaru ma koy def sama bopp parce que su ma bët roi des arènes laa ko teg mais pas Double Moteur. Double Moteur combat bi dafa war a ñëw te bu fekkee tey li ma sama coach sa entraîné comprendre nga mu gëm ma xam ne moo ma gën a saa wóolu boppam tey may ñëw Lamine di ma teg loo xam ne kenn xamul na la naka la saa dama koy jéggi saa tooñ waaye coach sa da nga mer ma noo liggéeyal digguloo ma de wax ji tëjal sa gémmiñ nga liggéey bu may wasaat maanaam bu may entraîné damay jàpp ne dafa mer comprendre kon tey loolu yëpp bu ma demee esat ñàkk fayda ba wane ma ko amul chance ah. ni ngay poids bi ngay bëreeg Double Moteur wala après da ngay wàññi. man bon dama am poids nii macha allah bon kon day man gisuma loolu waa non man moom damay entraîner rek comprendre nga damay entraîner continuer entraîner rek bali yàlla di def ma xam jour ji ban poids lay indi wala ban forme lay indi quoi loolu ça dépend si jour ji comprendre parce que xam naa ne mënatuma fi liggéey lu ma liggéeyul woon mënatuma fi wàññi lu ma wàññiwul woon. comprendre mais yàlla baax na yàlla bëri na suturo te am nañ yaakaar bu wér a wér na yàlla dinañ may ndam bu sedd guy te maa ngi koy ñaanal moom ma daan ko ndam loo xam ne du gaañu du am benn gaañu kenn du si gaañu du ay fansaam du sumay fansa du kenn si stade bi ñëpp ñibbiwaat si jàmm waaw parce que làmb lii tax gars yi ragal nga mooy violence bi ñu ciy wax comprendre nga mooy sa mbër daanu ngay histoire wala te maa ngi lancé waat appel su may fansa man laay waxal. stade bi benn 16 bu ñu ko si dajji dama koy waxaat fii benn 16 bu ñu ko si dajji bu ñu fi tooñ kenn nañu solu ba rafet toog si stade bi supporté ma yàlla may ma yàlla ba ñu ma ko si dara parce que du man maa koy waxal sama bopp nit ñi ñoo koy wax comprendre nga te li ma ko wax si ay nit ëpp nañu 200 personnes comprendre ba ñu ma ko nag comprendre nga mais moom du suma xarit Salif mooy suma xarit comprendre waaw moom Salif mooy suma xarit moom du suma xarit. moo la gën a neex. kàlla mooy social bi muy def moo ma gën a neex si moom waaw waaw. Quench du bëreeg Sa Thiès. non. Quench na bëreeg Balla. waaw dinaa bëree Balla Gaye. Balla Gaye buñ làmb boolee damay bëre xeew.
non non te bu boobaa Salif day mandu quoi day toog non Salif xalaat naa sax man lay faral quoi man xam naa ne Salif si xolam man lay faral quoi noonu la demee. mon frère mais amaat mbégte contentement franchement yow moom suma grand nga suma xarit nga. liñ naan yàlla mooy boole ay doomu aadama mais heure bu ma la wooyee rek naan ma ñëwal suma sise nga di la si jaajëfalaat bu baax a baax ndax ragal féete day xañ wërsëg di la ñaanal jàmm di la ñaanal kon niñ ko waxee rek le jour yàlla def si jàmm. waaw que le meilleur gagne quoi mais Laye Ndiaye maa ngi lay ziar bu wér a wér. waaw en tout cas tamit di woo suma ay mbokk te bëgguma lii ngeen dagg ko quoi comprendre dama koy waxaat encore une fois bëgguma lii ngeen dagg di woo suma ay mbokk comprendre fu mel ni Bargny fu mel ni Ndeyaan tubaab jalaaw ñangal yéen Toddo comprendre nga Sendu Minam comprendre nga di woo Yoof Wakam Ngor Caaray Yara di woo Mbaaw Tëngéej comprendre nga Kër Njaayloo di woo fukki pencee ñaari di woo waa Joal Fadiouth di woo Joal di woo waa Mbour comprendre nga di woo waa Fass Boy Jogo Lit waaw ñëpp si Double Moteur di woo Fass Boy Jogo Lit suma père Gote maa ngay woo si combat bi di woo suma gaay yi ñoom ñëpp comprendre nga di woo waa Séeréer Safen yëpp comprendre nga fu mel ni Paki comprendre nga fu mel ni Samkeej suma dëkkam maam di leen woo comprendre nga di woo waa Sinja di woo waa Géréw comprendre nga di woo fukki pencee ñaar yëpp di woo tundu lebu yëpp maa leen di woo fépp fu suma fan sa nekk comprendre nga di woo ba Dagana waaw di woo jam ñaayo tamit di leen woo sama fan sa club bi a suma goro yi foofu maa leen di woo bu baax di woo sama mbokki pël yi foofu tamit ñu jàpp si combat bi ama soxna si pël la nañ jàpp waaw di woo sama mbokki pël yi di woo sama mbokki séeréer yëpp comprendre nga di woo waa Foundiougne surtout ma sum comprendre nga foofu nga xam ne dama fa bëre ji bal tas maa leen di woo si combat bi di woo partout dans le monde di woo Bargny. yaa gën a mystique ci làmb. waaw Père Harim Samba maa ngay waxaat nee naa ko moom nay wax si combat yi te bàyyi mystique bi quoi. man maa ko jël mu wax ma loolu. waaw moom xam nga xalaatam la wax rek moom xalaatam la wax tey bu fekkoon maa gën a mystique si làmb ji xanaa damay ñëw rek faras jéen dem sama yoon comprendre nga man bu fekkoon maa gën a mystique combat yi ma bëgg dinaa ko am comprendre nga mais daal moom Père xam nga ñoom nitu làmb lañ moom daal loolu jàppalu ma ko si dara moom Père daal moom lu ko neex na wax. non tesewuñu fen comprendre nga di woo waa Fuuta Xaware maa leen di woo ku mel ni aji bu saw waaw maa ngay woo mu jàpp si combat bi comprendre nga ku mel ni Demba Youssou ñaari Demba yi comprendre nga maa leen di woo waa Fuuta non dama fa demoon comprendre nga waaw macha allah di woo ñu may jàppale ñëpp si combat bi ñu ñaanal ma comprendre nga di leen woo waa Bargny man aw ma seen fay di woo autorités yi Bargny yëpp parce que boo fi tuddee tur koo tuddul mu yaakaar ne da nga koy bañ a tudd wala dara mais maa ngi woo autorités yi Bargny yëpp ñu jàppale ma si combat yi di woo waa diaspora Bargny natal Bargny teggin maa leen di woo suma frère Ba Allah di woo Moussa Ndiaye Laye Ndiaye comprendre nga di woo Ndiaw Serigne Ousseynou Mbaye comprendre nga di woo sama staff 100% coin sa sama staff di si jiital Alsane Diop Pape Sarr Daara Thiandoum di woo Bargny gépp man Bargny aw ma seen fay xam nga lan laa leen desel le jour si ñu ñëw yàlla may ma ndam lu sedd guy en tout cas maa ngi woo Bargny gépp ku ma tuddul sa tur nga xam ne nit moo matadi mais Bargny man aw ma seen fay comprendre nga di encourager Baba Diaw si combat bi di ko ñaanal li mu si bëgg muy réussir yàlla defal ko si lu kawe njortam yow tamit Fatima ñu ngi lay siyaar du la bëggee di la ñaanal yàlla dooli sa suturo à sa caméraman di nuyu site internet yëpp waaw di wax ñëpp suma ay xarit lañ comprendre nga man forma fii bàyyi kii maa ngi woo site internet yëpp si sama combat suma open press nag woo ma kii bàyyi kii télé yëpp maa leen di woo maa ngi woo site internet yëpp ñu ñëw non jàppaguma jour comprendre nga damay bañ jàpp jour mu tombé jour am te tey loolu du leen arrangé comprendre nga kon nañ bàyyi ba combat bi gën a jege incha allah rabi ñu jàpp jour di woo waa Lamsar Père Max Père Cheikh Niang Père Moussa comprendre nga waa Tarkindaay yëpp jàmm gën gi si kaa mbaaw yëpp maa leen di woo comprendre nga
gars yi autorités yi Bargny maa ngi koy waxaat nañ ma jàppale autorités yi Bargny maa ngi koy waxaat nañ ma jàppale comprendre te Quench nekku fi benn autorité Quench am Bargny la foruma fii bàyyi fii man déggoo li ma la drapeau Bargny la porté te di ko yóbbu nañ génne jàppale ma si ay moyens parce que gis nga sport li mën a feeñal si dëkk beneen sport mënu ko feeñal comprendre gis nga man suñu maire yow xamoo ko te tey foo taxaw Sénégal tudd Quench ñu ne la xam nañ ko comprendre nga kon si ñun la ñu mën a basé wu ñun ñu tudd seen i tur ku ne xam leen kon nañ ñu jàppale te yàlla tax ñuy jàppale bañ ko def ngir politique nañ ñu jàppale te yàlla rek a tax comprendre nga parce que ñun départ ñu ngir ñëw ne dañuy dépendre suñu couleur bu doon loolu suñu waa kër ñuy topp ak suñu ay mbokk ñoo ñuy topp mais ñun partout dans le monde la ñuy défendre su rawatina Bargny gi ñuy jógee comprendre nga maa leen di waxaat ñu jàppale ma si jàppale bi métti na des na monsieur le maire ancien maire Mar Diouf bi nga si jàppul ba tey dafa métti maa ngi koy waxaat comprendre nga bi nga si jàppul ba tey dafa métti maa lay woo maam yow amoo lu ëpp Bargny amoo lu ëpp Bargny mënoo yor Bargny presque 30 ans yàlla def sampaat fi keneen Bargny amoo lu ko ëpp te li nga fi def keneen dootu ko fi def comprendre nga kon ñu ngi lay woo si combat bi nga ñëw jàpp si combat bi di woo monsieur le maire Abou Cheikh comprendre nga ak autorité yi Bargny yi fa ne yëpp muy ñi nga xam ne ñoo nekk foofu ku mel ni Ibrahima Seck ku mel ni Abou Cheikh ku mel ni Souleymane Assou Diagne ku mel ni Djibrine Faye ku mel ni Badara Diop ku mel ni Youssoufa Ba ku mel ni Idrissa Ba comprendre nga Daouda Mbaye ki nga xam ne mooy Baye bu Jàmmalaay ak ki nga xam ne mooy Kabir maa leen di woo si combat bi di woo ki nga xam ne mooy autorité yi Bargny yëpp daal maa leen di woo ku ma tuddul sa tur nga xam ne nit moo matul di woo Birane Ndione ba Espagne Belgique may woo Pa Ebou Badara Gueye Père Niaware di woo Père Idi di woo Père Mbaye Pouy comprendre nga di woo Père Pafay di woo ñoom Maguette Thiouna ñoom ñi ne si kër gi yëpp kër gi ma ne woon Espagne maa leen di woo bu baax comprendre nga di woo Damboub comprendre nga di woo Mbayang di woo ki nga xam ne mooy Coleman sama coach comprendre nga di woo ki nga xam ne mooy Awa Mbuub pour ñu jàppale ma si combat bi di woo famille Mbuubeen yëpp comprendre nga est-ce que comprendre nga li ma la di woo waa diaspora Bargny natal Bargny teggil maa leen di woo si combat bi pour ñu jàpp si waaw comprendre nga amoo xel du doy est-ce que comprendre nga Fadima damay bañ lii nga dagg ka dama bëgg nga génne ko comprendre nga maa ngi woo képp koo xam ne ab waa Bargny nga te nekk si diaspora bi maa lay woo si combat bi di woo Serigne Mbaye ak ki nga xam ne mooy Mbaye suma waay suma xarit comprendre nga tuddee nañ ko fi làmb njëga ñaaw ñu dem ba foofu ay mbokkaam seede si moom lu baax daan double moteur mooy yóbbu ma fi mu ma war a yóbbu rek comprendre fi mu ma war a yóbbu rek la may yóbbu comprendre parce que ñi ma waroon a bëreel rek laay bëreel daan waaw moom li ma la wax rek daan double moteur fi mu ma waroon a yóbbu rek la may yóbbu en tout cas maa ngi woo suma ay mbokk yëpp pour ñu jàppale ma si combat bi jàppale laa soxla ay moyens ay t-shirt ay car te monsieur le maire nañu jàppale si ay t-shirt ki ngay bëreel moo ko laaj. nañu jàppale si ay t-shirt yu jaune te képp ku may ay t-shirt nang ma may t-shirt yu jaune dama ngay waxaat t-shirt yu weex kenn du fi sol. kan waa Quench ñoom ndeysaan ñu ngi dégg sama tour mais man du ma dem si ñoom du ma dem si ñoom. mais ñoom mën nañu laa sponsoriser. waa déggoo li ma laa dem ñoom man du ma dem si ñoom kon que man maa ngi ñëw di défendre couleur Quench di ko yóbbu si kaw ñoom ñoo ma war a oo ma ñëw mais man du ma dem si ñoom comprendre nga du ma dem si ñoom Quench daf ma ne mu tuddee ko sama bopp kon ñoom waa Quench waruñu xaar sax ñu naan Quench nii Quench naa directeur bi xaw ma saa nu mu tudd comprendre nga du ma leen woo kon maa ngi woo sama ay mbokk yëpp ñu ñëw jàppale ma si combat bi si ay moyens ay car ay t-shirt maire Ndeye Seck t-shirt yu jaune yi moom moo ko fi indi maire Ndeye Seck maa la koy wax maire Ñaaña Faye comprendre nga t-shirt yu jaune yi maire Ndeye Seck demal nga lijjanti ko maa la koy wax fii t-shirt yu jaune ku may te mooy ma t-shirt yu jaune yoo fi indi gars yi duñ ko sol. am na pression. non kooku du am pression kooku mënul am pression kooku yaay Mouhamed kooku mënul am pression. xam li ma am quoi. non kooku nitu làmb la kooku xam na kan mooy jëkkëram moom xam na gaynde la yor waaw loolu moo tax maa ngi siyaar ñëpp di bëgg ñëpp.
takk ñaareel. non loolu suñu kanam la ne ñun ay jullit lañ te ñun ñu ngi bokk si xeetu Seydina Mohamed ma ne déggoo li ma la ñun ay jullit lañ te ñu ngi bokk si xeetu Seydina Mohamed déggoo li ma la de te man bi may signé ji signé wu ma benn de fi ñuy signé ñeent foofu laa signé est-ce que dégg nga li ma wax dama la ngay wax pour mu leer man su ma soxla néew ma fi nakaan ay fii nga yemaa wala yemoo fii en tout cas lii si war su ma diggante ak moom dinaa ko modèle bu mu mat sëkk mais takka ñaareel ak takkuma ñaareel loolu newul suñu gannaaw suñu kanam la ne. mbokki Sénégal dañ ne bu lamb sàjjee mbër ma waas ca géew ma waaye bi yoon ki sàjji lamb ji mooy le numéro 1 Fallou Ndiaye borom Ndiaye production mbokk yi kii moo woote bisu la 31 octobre 31 octobre nag mbokk yi bés la ci biir bés yi ndax dañoo boole xale yi nga xamante ni ñoo gën a xarañ ci seen génération combat bu mag bi Ada Fass ak Tafa Mbër mbokk yi ñu tuddee ko ki nga xam mooy jeu technique l'ancien lutteur ki nga xam moo bàyyi lamb ñëw ne day jàppale lamb fan lay xewee ñu ne stadium Iba Mar Diop xam ngeen Mor Kankang bu feccee mu neex bu bàkkoo mu neex bu bëree mu neex kuñ ko booleel boo yëmbal xale bi yëmbal bi moom it bu feccee mu neex bu bëree mu neex waaye yamu ci jël na Hercule de boole kook armée bu ngéwél laa ilaha illallah mbokk yi ndaw combat bu rëy yow mi bëgg a seetaan combat bi bu la ko kenn nettali dawal gaaw seen affiche.com mbokk yi nga jënd fa li nga xamante ne moom mooy sa code yi kër mbëri ba ci biir géew bi dara du leen ci rëcc image yi dina leer te it lépp dana mucc ayib qualité bu am solo lañ leen di jox mbokk yi Fallou Ndiaye le numéro 1 moo dëkk ak yéen ci bisu le 31 octobre di bëgg leen teg yéen di leen xamal ni lamb ji dina yëngu te bu yëngoo moom rek la bu dul moom dara du fi yëngu cey numéro 1 ñëw na de cey Fallou